léegi gis nañ ne sanction yi nga xamante ni ARTP teg na ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy opérateur de téléphonie qualité de service foofu noonu la ñuy pointé yéen ngeen def si ab gëstu si qualité de service bi gëstu boobu d'abord bari yoon ngeen jaar ak tamit bi ngeen demee ba si cappaandaw ga lan la génnee comme ay résultats ñu mën ko wutee. bañ yoon la ñu jaar réew mi fukki région la ak ñeent yàlla def SYCODEF di organisation boo xam ne dafa présent ci fukki région ak ñeent yooyu dañoo am ay points focaux yoo xam ne ñu ngi ci biir région yooyu ba mbir mi xewee ñu ne ARTP moo def enquête am daal di fësal ni ñoom kat bañ defee seeni test seeni mesure gis nañ ni ñetti opérateurs yi Free Expresso Sonatel Orange ñetti opérateurs yi seen liggéey ak li nga xam ne moom la ñu déggoo woon ak ñoom ci li ñuy wax seen cahier de charge maanaam bu fekkee da ngaa bëgg def télécommunication Sénégal état dafay ñëw daat lay ni lii ak lii ak lii. day am lu mu lay sas. day am lu mu lay sas. lu mu lay sas. exactement. waa ARTP nee nañu li nga xam ne ñoom lañ leen sas ci seen cahier de charge ñoom mataluñ ko puisque mataluñ ko nag dañ leen di jox ay éléments ñu ne seen chiffre d'affaires lépp li ngeen di gagné ci at mi dañoo bëgg téeméer bu ne ñett yi ngeen daal di koy jël fay amende boobu. 3% opérateurs yi daal di koy contesté. daal di weddi affaire boobu ne ñoom seen liggéey baax na seen liggéey sell na nañ koy defee normal la seeni syndicat cadre yi ci seen biir société yi daal di taxaw ñoom it daal di ne lii nga xam ne mooy amende yi ñu teg. ñu ne waa ARTP dafa mel ni dóore rek la mën. doo rek la mën. dégg naa loolu si intersyndical bu Sonatel. eh bien très bien loolu la ñuy wax. mais su fekkee dóore na ñàkkul ne am na foo xam ni ñamu dóor. defuñu seen liggéey sooke am na fa. mën nañ ni kii day dafa weex donc seetal ndagam peinture ko daal su fekkee am na loo xam ne moom moo ko peinture ba mu weex. ñàkkul ne su boobaa buñ dalee ci kawam dégg nga daf koy nangu. néew ma nag ne loolu moo am. mais li ñu gis ñun. dañoo ne coow loolu xëccoo boobu ci diggante ARTP ak opérateurs yi ci diggante seeni syndicat ak ARTP dégg nga ñun amuñ ci luñ ciy wax ñun association de consommateurs lañu. kan lañ fi nekkal yow ak man. aji jëfandikoo usager bi. et usager final bi. parce que ñun association de consommateurs yi fii lañ ne. dafa am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci suuf mooy usager final bi ñun ñooñu la ñuy waxal. ñu ne nag puisque lii am na mais nañu dellu ci cappaandaw la. nañu dellu ci ndeyu mbind mi. ndeyu mbind mi kan la yow la ak man yow mi nga xam ne yaay téye sa téléphone daal di cokki composer sa numéro est-ce que dem naam demul yow yaa ko xam ARTP def na li muy def opérateur yi daal di ne du dëgg ñun ñu daal di ñëw nag daal di ne waaw. nañu jox kàddu gi ñi nga xam ne ARTP ñoom lay waxal opérateurs yi itam dégg nga ñu ngi waxal seen bopp. donc il faut que mu am une voix indépendante maanaam ñoo xam ni faruñu fii faruñu fële ñoo xam ne dinañ mën a wax. nga ni ma lan la génnee enquête ba li mu génnee mooy ne ñun dañ leen laaj ñaari question yu rëy ñaari question yooyu bi ci njëkk. ñu daal di koy def ñaari banqaas laaj leen qualité de service bi lu ciy seen xalaat. ndax bu ñuy wootee ndax dina yomb ndax du ñu am problème de réseau ak yooyu. qualité de service bi. parce que qualité de service xam nga dafa yaatu. dégg nga looloo tax ñu def première question boobu. ñu def ko ñaari banqaas daal di ne d'abord qualité de service bi lu ci seen xalaat bu ñu leen laajee loolu. seen réponse téeméer yoo jël 30 yi fanweer yi ñoom nee nañu qualité bi baax na. 30% mais loolu li muy tekki mooy juróom fukk ak juróom ñaari nit ñu ngi taxaw daal di ne qualité bi seddul sama xol walla baaxul
70%. ñoo xam ne nee nañu 48% qualité bi c'est acceptable waaw xam nga nag yow doo jël sa xaalis daal di koy dugal ci loo xam ne dafa acceptable boo jëlee sa xaalis dugal ko ci dara fekk ne yaa ngi ci seenu ne dina faj sa aajo di nga ci kontaan di nga ci bëgg mais doo jël sa xaalis daal di koy dugal ci loo xam ne da nga naan waaw yemamaay na daal qualité bi baax na baaxul mi ngi noonu 48% ñoo wax loolu waaw nga daal di boo jógee ci 48% yooyu mu daal di am 22%. dégg nga téeméer yoo jël ñaar fukk ak ñaari nit yoo xam ni ci biir 14 régions wu Sénégal yi nee nañu qualité bi baaxul benn boor loolu dafa bëri 70% la dafa bëri 30% ñoo ne baax na qualité de service bi ñu daal di xuus ci biir question bi laaj leen beneen bànqaasu question bi ni leen waaw yan service ñoo ngeen am ay jafe-jafe yu gën a tar. parce que service yi ci biir téléphone yi dafa bëri internet mi ngi ci réseau bi mi ngi ci SMS mi ngi ci donc ñu ne nañ yem ci ñett yooyu dégg nga laaj leen luy seen xalaat ci ban service ci ñett yooyu moom ngeen gën a am ay jafe-jafe réseau bi moo génn 47% ñi nga xam ne laaj nañ leen ñoom dañoo ne réseau bi daal mooy suñu problème pour jóg rek daal di composer rek jàll wala boog ngay wax dem ba ci dëgg bi mu daal di couper yooyu daal mooy suñu problème réseau bi daal day daw day dem di ñëw ñu ne 47% ñoo wax loolu maanaam à peu près lu toll juróom ci biir fukk yoo jël 47%. bëri na ñu ne réseau bi mooy suñu problème 43% daal dina ñun internet la ñu gën a am ay jafe-jafe 1% daal dina ñun messagerie yi la maanaam ay SMS ak ay yooyu dégg nga 9% dong téeméer yoo jël juróom-ñeenti nit ñoo ni amuñu benn problème du internet bi du réseau bi du SMS loolu tuuti na donc ñun dañoo ne dégluwuñu ARTP dégluwuñu opérateur nañu jox kàddu gi ñu koy jëfandikoo yow mi nga xam ne yaay ndeyu mbill mi yow mi nga xam ne ARTP daf la fee toogal fi état toogal fi opérateur privé ak yow bi nga xam ne opérateur privé nga daal di jël sa xaalis daal di koy investir pour mën a samp sa société tuddee ko Free tuddee ko Sonatel Orange wala nga tuddee ko Expresso daal di ne damay jaay affaire u téléphone ñu ne nañu fexe ba ñooñu dégg nga ku ci ne daal di mën a dégg lii sa kàddu na jib sa kàddu fexeel ñooñu daal di koy dégg parce que en définitive service boo gis rek am na koo xam ni pour kooku lañ kookoo tax mu jóg donc ñu ne nañ jox kàddu gi bañ leen joxee kàddu gi ñu daal di ne benn 30% yi nee nañu qualité de service bi baax na 70% ñu ne baaxul wala c'est acceptable ñu ne leen ban service ñu daal di ne réseau bi mooy suñu problème jot internet tegu ci messagerie jóg ci juróom-ñeenti nit ci biir téeméer yoo jël moo ne awma benn problème kooku mooy premier question bi nga xam ne moom la ñu laajte question bi njëkk bi ñu laajte ci qualité des services daal di koy tasaare xam nga ñaari bànqaas waaw beneen deuxième question bi coow li dégg ngeen ko mooy sanction yi alamaan yi nga xam ne moom la ARTP teg ci kaw opérateur yi ñu ne nañ laaj nit ñi lu ci seen xalaat 58% juróom fukk ak juróom ñetti nit yoo jël ci téeméer yi nee nañu ci àdduna c'est mérité sanction yi ñu leen teg 58% nee nañu jaadu na 13% daal di ciy yokk sax daal di ne te daan gi ñu leen daan alamaan gi ñu leen teg sax tuuti na mënoon na fay gën a saf
mu am ci 22% nag yoo xam ne ñoom nee nañu affaire bi jéggi na dayoo 22% nee nañu alamaan bi dafa cher c'est trop élevé. par exemple 5% daal ñoo ne affaire bi c'est injuste maanaam jaaduwul c'est injuste lii mooy li nga xam ne bu ma lay tontu ci yan anam lañ ko defee. ak lu mu firndeel li étude bi firndeel lii la wone étude indépendante bokkul ak li opérateurs yi wax bokkul ak li ARTP wax ñun li ñu soxal mooy yow sa kàddu yow mi nga xam ne sa téléphone yaa ngi koy jëfandikoo da ngay xëy boo yeewoo ba ngay tëdd yaa ngi ak sa téléphone yan jafe-jafe nga ci am ak noo xayma qualité de service bi nga xam ne moom la opérateur yi proposé lii la ñu gis. d'accord bon sanction yi buñ koy tënk si ñett yi c'est à peu près 20 milliards 16 et quelques milliards pour Orange 2 et quelques milliards pour Expresso pour Free ak 1 milliard pour Expresso mais loolu bi ngeen ko defee am na ay recommandations yoo leen def yan recommandation la leen seen étude bi inspiré. bi ci njëkk mooy ARTP dañ koy ñaax mu continuer liggéey bii ba pare nag daal di taxaw fi mu taxaw bu mu dellu gannaaw su ngeen fàttali ko amoon na fi daaw xaw ma daawaati jéeg ay éléments yu ñu fi tegoon ay opérateur dégg nga ñuy koy négocier di ko négocier ba mu wàcc ci 1 milliard mais bu fekkee loolu noonu lay demee dafay yomb trop donc ñu ngi ñaax ARTP benn mu taxaw fi mu taxaw ñaar mu continuer di def lii xam nga lu tax mu war a continuer liggéey ju mel nii c'est parce que loolu mooy tax yow waaye jënd jëriñu bi consommateur bi usager bi nga mun a xam lu xew ci biir secteur de télécommunication parce que autrement dañuy toog rek di gis opérateurs yi ñii di def lii ñii di def lële mais kan la ci liggéeyam kan moo gën a xarañ ci liggéeyam kan mooy def loo xam ne méngoo na ak li nga xam ne consommateurs yi moom la ñu nag étude yu mel nii moo ñu ko mën a firndeel. mais est-ce que donc ARTP dañ koy ñaax continuer di def affaire yi ñetteel bi ñuy ñaax. ARTP def ko mooy il faut mu yee citoyens yi consommateurs yi usagers yi ci seen àq ak seen yelleef ci secteur télécommunication mais ñu bëri am na seen droit yoo xam ne xamuñu ko ci affaire télécommunication ARTP moo war a def liggéey boobu yee nit ñi ci lii mooy seen àq lii mooy seen yelleef kooku mooy recommandation yi nga xam ne def nañ ko pour ARTP am na ay recommandation yu ñu def pour opérateur waaw yow tam am na solo sénégalais xam ko. ñu continuer ci opérateurs yi nag dañ leen ni yéen ñun ñoo tax ngeen nekk fi puisque ñun ñoo tax ngeen nekk fi il faut ngeen fexe ba nu ñuy jotee ci yéen ak ni ñuy wax nu ñuy waxee ak yéen mën a yomb mooy ay mécanisme de réclamation bu fekkee kontaanuloo ci sa service bi il faut nga daal di xam ne man waaye jënd jëriñu bi kontaanuma ci problème yii may jànkonteel ci affaire u réseau fan lay jaar ak naka laay def pour que su fekkee pourtant ñoom ku si nekk am nga numéro service client. numéro service client nag xoolal li ci ne nit ñi li ñuy gën a wax mooy ils ne sont pas réactifs dinañ la wax waaw bu fekkee da ngaa am tel problème defal nii defal na leen mais fexeel ba am benn problème par rapport ak sa facture fexeel ba am benn problème ak qualité de service bi tontu bi ngay am benn mën na doon tontu boo xam ne du la doy wala ñaar bés bi nga koy jot dina fekk yow toog nga ba loof balaa ngay jot réponse ñu ne mécanisme yooyu même bu fekkee mi ngi fi service client bi mi ngi fi dégg nga yeneen forme de gestion des réclamations mi ngi ci ñu ne dañ gën a taxaw ci liggéey boobu tontu consommateur yi xam nga bu fekkoon def nañu seen liggéey daal di saytu seen service
def genre yi liggéey bii nga xam ne ñun si ko def nañ ko xuus dugg ci biir àll bi laaj nit ñi luy seen xalaat ci qualité de service bi xëy na amande yi du leen ci fekk. mais tamit loolu la ñu wax. nañ def mettre en place ay mécanismes yoo xam ni dina tax nit ñi saa yu ñu amee problème mën a jóg waaxu daal di ñëw teg ko ci seen kanam ñu daal di koy sotti léegi.